nga ni fa dut sa baaraam loolay metti seen xol yi. toog sa ordinateur di tapé di kaj yi suba ngoon di saaga di xuloo. bépp journaliste bu ñuy fay xaalis pour nga défendre opposition wala nga défendre pouvoir xamal na yow tu es le dernier de la classe. Indignité caractérisée. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alquran yi ngir ragal gouvernement bi. léegi nag aspect bu bees bi feeñ yooyu moom yàgg naa secouer la toile la ces scandales là mais aspect bu bees bi mooy dañ ci dugal fétichisme donc dama lay jox benn exemple. ak défécation yi man. voilà exemple bi ma lay jox gis nañ fii ba tey surtout maaman yooyu di nekk ci vidéo yi di def des exorcismes en direct ay jinne ko jàpp waaw maa ngi tari sangam jinne jaa ngi nii wàcc na mu ngi ca dënn ba wàcc na mu nga ca oom ya mu ngi nii génne na ci tànk bi xam nga yooyu ñu ngi koy seetaan. alors am na ci yoo xam ne boo lañ ko seetloo di ngeen ko gis maaman bu wax ni yow bi ma seet si yow diw comme que sa lépp dafa fatt sa àdduna bouché loo dugg mu yàqu fii la foo nekkee ci wàccaayu takka jabar ba yàgg cat dugg ci mu yàqu et cetera sa société daanu nee na que da nga fees dell ki cat ak i musiba ak i rab alors daal di ko ne nag loolu il faut mu génn mu ne ko pour mu génn nag da ngay sangu jaana ba balaa ngaa sangu da ngay jàng lii ma lay jox te loolu mu ko jox pour mu jàng du alxuraan du chinois du dara kenn xamul ban façon làkk la kon ay jat la léeg-léeg bu waa ji mënul lire mu di ko waa ji di répété. mooy ci Dubaï porte yi. déedéet fii laa wax fii Sénégal. Okay. pour nga comprendre ce qui se passe à Dubaï. affaire au cabinet yooyu ñuy cabinet ci gémmiñu jigéen ñi pour nga comprendre ko moo tax ma tàmbale fii. alors bu ko defeelee ba noppi nag waa ji war a sangu jaana ba. bëgg a dugg ci douche ba mu ne ko déedéet da ngay sangu ci paan bi parce que ndox mi laa soxla ndox bi nga xam ne boo sangoo ba noppi mooy wotatu mu dugg ci paan bi sangu ba pare mu ne ko baax na génnal waa ji génn mu jël paan bi sotti ko ci potu ndaa fekk jëndoon nañ lu mel ni benn mala moo xam bëy wala leneen mu ne ko léegi fekk ma waaye bul sol mbubb da ngay ñëw tout nu mooy ci fétichisme rek mu ñëw ñu yeew béy ba mu dëgër jaaxaanal ko ubbi gémmiñ bi di ko sol ndox moomu nga xam ne mu ngi jóge ci sangu jaana bi waa ji sangu te waa ji nee na ko léegi boo sangoo say cat yeeg làmmiñ yeeg musiba yeeg yi lay gàllankoor yëpp day ànd ak ndox mi génn mu jël ko nag xol ko béy bi yuuxu ñuy bës gémmiñ gi ba ndox mi yëpp dugg plus d'1 litre ba pare nag ñu doog a rey béy def ko ay saam mu ne ko bu ëllëgee nga sarax ko handicapé kii nga sarax ko ku ëmb et cetera jox ko ay tegtalam mu ne ko léegi set nga wicc lépp lu la gàllankooroon léegi loo yaakaar ne di dégg nga yelloo nga ko rek boo ko songee rek mu antu yooyu jeex léegi nag ba ñu sampee drapeau l'islam Makka ba suratul Ixlaas wàcc pour lii yëpp pour nga comprendre tout ce détour là pour nga comprendre way ci kii bi lañ nekk ba suratul Ixlaas wàcc historique bi xul waxal allahu ahad yàlla kenn la allahu samad il est éternel moo fi ne ba faw lam yalid walam yulat jurul kenn te kenn juru ko walam yàkkun lahu kufuwan ahad fii ba àddina lu tukki kenn du ko mën a diir mbagg bokkaale daal di jeex mag am na ñu toog tënku ci alquranul karim ak chariatul muhammadiya tuub am na ñoo xam ne dañu sori woon ci mbon ci bokkaale ci xërëm ci njabat ba mënuñu woon toog Makka ñooñu ñoo gàddaay génn tasaaroo dans toute la péninsule arabique. ah oui. ñee nga Dubaï ñee nga Iran ñee nga Irak ñee nga Égypte ba ci les pays du Maghreb. kon ci arab yi am na ci ñoo xam ne duñu ay jullit. ba léegi am na ñoo xam ne dañuy sol jàllaabi yu rafet boo leen gisee rek defee naa surtout yonent bi lañ fekk c'était ay nit yu ñuul kukk lañu ci jëfin ak ci xol. kon Dubaï. dafa bokk dëkk yu battre le record ci wàllu fétichisme. te pourtant dégg naa yooyu dañ ko fay tere am na as ndaw bu def témoignage nee na man dama am malchance tombé ci koo xam ne
soxlawuma woon en tant que jigéen pour jëfandikoo ma ndax jigéen la te ndaw si nee na man dama taaru góor ñu bari dañ may wut sax duñ ma jot bañ ma ne kii daf lay proposer $20,000 xam nga $20,000 ça fait quand même 10 millions de francs CFA ouais. te nee na ma juste pour une journée ci laa ne man day sama affaire baax na nee na ndekete la ma doon xaar moom daf ma jëlee kaw ndax xel mënu koo sax xalaat naar bi ne ko soxlawuma la ci lal bi soxlawuma la ci ay rapport sexuel nee ko daal léegi da ngay tëdd am na lu may naan fekk dafa naan laxatif mooy loo xam ne boo seeree mooy constipation moo lay mën a débloquer pharmacie boo dem dañ koy jaay am lu mu ci def xëy na saafara la je ne sais pas mu ne ko daal dans 10-15 minutes rek nga def li ma la wax man damay yebbi samay ginnaaw kër ci sa kaw mooy défécation ndaw si defee ne ginnaaw kër yi buñ ko wecc ci moom yebbee ci moom xanaa bu jógee rek sangu mu jeex naar bi ne ko déedéet da nga koy lekk mu daal di yebbi yëpp ci biir gémmiñ gi photo yaa ngi ci réseaux sociaux waaw am nañu vidéo ndaw si lekk ko avec beaucoup de dégoût naar bi pare c'est elle qui parle maa ngi vidéo bi boo bëggee après naa la ko yónnee naar bi pare dem jël téléphone ndaw si nee na am na ku muy waxal arabe lay wax nag xaw ma lan la waaye dafa mel ni ku koy expliquer que lañ ko santoon def na ko na ma ko war a defee ba mu paree mu daal di raccroché daal di ne ndaw si foog nga lekk yëpp ndaw si lekk yëpp ay ginnaaw kër su ko defee nag naar bi moom si boppam set na wicc ay ayibam ay musibaam ay catam ak i jàngoroom toxal na ko léegi mu jëm ci jëmm ndaw si mu daal di yëkkati $20,000 10 millions jox ko ne ko mën nga dem ndaw soosu nag nee na benn sërëm boo xam ne ami intimam te ñoom duñu réeroo ci dara nee na daal toog na xaw ma ñaata fan mënul nelaw ndax lu bon loolu moom nee na def na xeetu njubadi gu ne waaye doomu aadama fay la xaalis nee la wannal ma wanaasal ma samay ginnaaw kër nee na mosuma ko gis nee na bàyyi bi ma jur ak ndey bu ma jur sax buñ ko doon def sama kaw sax ma révolté waxatuma la ak lii waaye boobu le coup était déjà parti nee na mënuma la wax 10 millions yi ba ma ñibbisee lan la ma jariñ barkeelu nee na le plus grave dama si jële wéradi et c'est normal parce que cabinet microbe yi yeeg bactéries yi génn yàlla bañ nañ ba di ko tuddee ginnaaw kër xam nga suñu maam yi bu njëkk ba amul woon toilette yi ñu am ci kër yeeg néeg yi boobu ñoom bu ñu daan dem pour leurs besoins naturels dañuy dem ca ginnaaw kër fa la yëf ya newoon alors donc la fa nekk ci microbe ci bactéries yi doomu aadama lekk ko te mu nekk loo xam ne dafa war a génn ci doomu aadama c'est pas surprenant mu am ñu ciy jële wéradi mu jëlee ci wéradi sërëm nee na la mu ci am ci xaalis yëpp dañ ko mujj a dépenser ci médecine naturelle bi jox nañ ko ay purgatif pour muy wàccu woon et cetera amatul appétit di maigrir nee na le plus grave nag daf si jëlee ay dépression alors ba tax na nee na ci wéradi googu la watatoo di watatu faj nañ def nañ lu ne ba ci la ñàkke bakkanam kon nit ñàkk na ci bakkan loolu di naar yi féticheurs yi def di yebbi seen i ginnaaw ko ci sa gémmiñ ne la na nga ko lekk am na ay jigéen yu ciy jóge yu ciy jële ay dépression mentale ba gis ngeen femme ougandaise boobu am na xaalis de waaye la ko xiir ba mu xaru xamu ko voilà kon nag na Dubaï meloon ca caay-caay nga xam ne dañ daan même jigéen ñi di leen utiliser comme objet sexuel dafa am cet aspect tam ay feebaram ay jàngorom pour de l'argent jox la ko mais est-ce que sa bakkan dana ko fekkee moo tax nag ñu ngi gërëm bu baax sans limite ni ngeen creuser affaire bi gëstu ko parce que alerte la boo xam ne autorités yi war nañ ci jóg ñu dimbali jigéen ñi pas contraindre leen parce que dañu nekk mais au-delà des discours imam parce que gis nañu xeetu phénomène yi bu amee souvent ñu def communiqué ñuy génn ñaawlu ñi kii est-ce que jotul tey jii par exemple état bi réagir pourquoi pas mener une enquête parce qu'on parle quand même de 43 citoyennes sénégalaises yoo xam ne nii
ci dëkk bi lañ dëkk ñu identifier leen ñii nee nañ am na ay 14 tiktokers ay miss gis nañ kii di sax Amina Badiane nga xam ne sa xarit boobu jot na ci sax def communiqué wax ne moom loolu yëgawul laalewul tiniwul mais est-ce que jotul par exemple état bi jéem a def enquête pour xoom 43 sénégalais yooyu noonu ñan la ñu xool bu fekkee dafa am loo xam ne ni dañ leen ko war a def ci ay sanctions wala yooyu pour à ce que bu keneen bu mu xalaat def lu ni mel est-ce que jotul. waaw moo tax c'est l'occasion ñu rendre hommage rahmatullah alayhi maître Alioune Badara Cissé ministre des affaires étrangères. Ancien médiateur moom laa gis ci période ba mu nekk ministre des affaires étrangères ba scandalu trafic d'êtres humains. bi amoon en Libye. moom laa gis mu jóg ay jël ay matuwaay. ba ñu diligenter une enquête ba am na ñuy jàppoon sax parce que c'était des rabatteurs. maanaam des intermédiaires des démarcheurs yu doon utal des esclavagistes libyens ay góor ak ay jigéen. parce que encore une fois damay rappeler juste que lii médias yi nga xam ne ñoo génne information yi di Dubai porte-à-porte yi ay médias yu crédible la. absolument am na ñu ci def sax ay enquêtes yoo xam ne ni ay firnde yu leer am ay vidéo témoignages tout ça donc je pense que lii bu fekkee état bi bëgg na ci xuus am na ay éléments. am na ay éléments te éléments yaa ngi ni ne gàññ maa ngi gis benn reportage yu defe naa LCI la wala. ouais une chaîne française quand même am na benn journaliste français sax bu joxe ay prix bu ci interview ne par exemple loolu yëpp dañ ko normé à Dubaï par exemple bu fekkee yow pare nga pour ñu defake sa kaw maanaam yegg sa kaw temps la bu fekkee da nga bëgg ñu sëy ak mala xaj wala dara temps la xam nga la dafa am barème donc barème boo xam ne voilà dañ la naan pourquoi l'État ne réagit pas dégg nga boo bëggee $20,000 maanaam 10 millions de francs CFA alors contrepartie bi foog nga def lii. su dee da nga bëgg a $30,000. contrepartie bi foog li ngay def $40,000 ça te fait 20 millions de francs CFA lii ngay def après nga tànn nga ne bii laa préféré ñu ne nga signé ak ñoom contrat ñu jël sa passeport confisqué ko pour bañ nga def yi ay achat rek profité. ba nga def la ngay def ba noppi ñu fay la dinañ la fay moom. waaye di nga futi yàqu sa àdduna yàqu li ma la fàttee préciser sax ndaw si kooku nga xam ne ci wéradi la nekkoon ba parents yi def nañ lu ne xam nga lu sëram wax nee na 4 mois après son retour de Dubaï nga xam ne ñoom famille bi ñu ngi koy toppatoo muy defi traitement ci seen médecine traditionnelle yi nee na li yéeme ndaw si fu mu la romb nii ci biir kër gi di la xeeñ ay cabinet ñoom ñu ne ko sa biir day daw mu ne non j'ai rien am benn problème seerew ma defuma dara utiliser na xeetu parfum xeetu déodorant bu dul déodorant jinne waaye moom yaram bi mooy gilli ak di ñaq xeetu cabinet xam nga kooku jàngoro topp na ko lu ko fi jar moo tax sànq dama dugal ci sama page Facebook benn jàmbaaru jigéen Chantal Evelyne Sidibé maa ngi lay encourager di la sargal ndax dafa wane atelier fii ci Sénégal di wane ay produits locaux yu muy commercialiser bokk na ci géej d'ailleurs sax elle a écrit sur sa page Facebook je suis fier de vendre mes géej mu di le poisson séché ak i ay jus de fruits locaux jus de ditax jus d'ananas jus de mangue ak ay tissus yu ñu cuub nee na lii moom a gënal Dubaï dama ko mujjee jël nag ne lu baax dañ koy wasaare ma wasaare ko bu baax ci page Facebook bi ma ne c'est cet exemple là qui mérite d'être encouragé kii mu ngi nii moom Chantal soutien de famille la ami responsabilité face à l'argent facile moom elle a préféré dégg nga gagner dignement sa vie à la sueur de ses fronts ba ma di si tedd ànd sa xel mu dal ak wér-gu-yaram ak jàmmam ak la conscience tranquille waaw ñu ñëwaat léegi ba léegi imam ci responsabilité état encouragé suñu jigéen ñi état bi tamit di leen jàppale waaye responsabilité état waaw ñuy mën a am des activités génératrices de revenus parce que am na jigéen ñoo xam ne man vraiment condamné wu ma leen dama leen yërëm dañ leen piégé dañ leen gëmloo woon ne boo leen demee Dubaï moom ngeen fay fekk yàlla ak yàlla dañ leen piégé ba ñu dem ñu gis loolu moo tax nag ñi ñi piégé gul émission yi ngeen di def
sa yeneen naataangoo dañ ko war a sensibiliser oui. xam ne Dubaï c'est l'enfer ku la wax ne c'est l'Eldorado boo fa demee diw dem na fa ñëw na fa ñetti weer la fa def tabax ne étage ak na mu ko amee xamoo ko dara jaru te billet Dubaï rek dafa cher mu ngi toll ci 1 million et quelque. voilà te passe bi rek aller retour ëpp na 1 million. waaw voilà nga gis ñoo xam ne ci biir weer bi dañuy jaabante ñetti yoon. waaw loolu te boo demee hôtel ngay dal. ban salaire ko mën alors kon nag nañu dellu ci xel yi nañu doylu nañu taraxlaayoo valeur yi fi mag ñu baax ñi bàyyi woon di valeuru jom di valeuru kersa di valeuru teggin suñu maam yi dund nañ ci ba wuy ji seen borom dans la dignité waaye loo xam ne yow boo ko defee surtout ci jamono jii ñu ne qui est marqué par l'explosion des nouvelles technologies de la communication naar yi seen bopp da ngeen defee ne vidéo yi ndaw si bañ koy toroxalee noonu dafa ànd ak copinam naan bu may lekk ginnaaw këru naar bi nga filmé woo déedéet naar yi ñoo koy filmé kon il faut se poser la question de savoir kan moo koy génne dugal ko ci réseaux sociaux yi ñoom la effectivement parce que bu fekkee dañ la jëfandikoo woon admettons mois de décembre daaw ñu toogaat ba mari day taal yi war ko tollantiwaat au lieu ñu ne dañuy wutiwaat keneen yow bi nga xam ne jotoon nga ñëw la ñuy contacté waat nga naan non man loolu dootuma ko def ay cabinet ma di ko lekk mu ne boo ko nanguwul ma génn vidéo nga ne non nga bañ rek mu génn vidéo bi moo tax vidéo yaa ngi ne gàññ kon na ngeen xalaat ne te li may wax dama ko xam ndax j'ai géré pendant 19 ans le service informatique du CICES sama métier la nekk fa aussi président du conseil d'administration 5 ans donc def naa 24 ans dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication que yu bon yi naar yi di dugal ci réseaux sociaux yi les serveurs informatiques di ko stocké na ngeen xam ne que ces vidéos et ces images am nañu une durée de vie de 30 ans ça veut dire seeni doom seeni sëtaat mën nañ ñëw yem ci mën nga gis sa benn doom sax bu ko xool ay benn moromam di ko tooñ rek ne ko yow xoola sa wala sa benn sët te bu xasee dugg ci net bi moom c'est à vie xoola sa maam yi mu doon def day lekk ñu baal ma ci kàddu gi da daan lekk pou bu naar mais kooku mën na dem xaru ji il faut penser à tout ça kon jigéen ñi delloo si leen xel yi puukare jaru ko ay diw ak mu ngay takki or gauche droite rek ñu lay tàccu jaru ko te boo rombee ñu jëw la. mais man imam damay ñëw ba léegi ci responsabilité état. parce que gis nañ li réew bu mel ni Nigéria baal ma responsabilité état fi ma coupé woon sànq te eggliwu ma ko. parce que Nigéria ñoom dégg naa commission d'enquête la créé ay commission d'enquête. oui au Nigéria même. la sûreté urbaine bii Alaaji Cheikh Dramé jiite. jël affaire bi en main def enquête. jàpp nañu dans la banlieue des intermédiaires yu daan jàpp ay jeunes. animé de bonne volonté ndeysaan ndax bëgg a tekki. ci trafic de migrants. trafic de migrants yóbbu leen Libye ñu nekk fa ay jaam en plein 21e siècle des esclaves yooyu am na fi démantelé woon nañu réseau bi alors ñun ñuy proposé nag à madame Aïssata Tall Sall. ministre des affaires étrangères. lii c'est beaucoup plus grave que le trafic de migrants bi daan am entre Sénégal ak Libye fii dañuy toroxal jigéenu Sénégal te am na ñoo xam ne dañ leen porté disparu loolu nañ ko xam. waaw y a beaucoup de portés disparus ñoo xam ne bi ñu demee kenn gisaatul ñu ñëwaat amatul seen nouvelle jël seen deret jaay ko xaw ma de waaye am nañu ñu porté disparu entre ay sénégalais. on rappelle juste que y a 43 sénégalaises yoo xam ne nii dañ leen cité ci mbir mi moo tax ñu ciy wax. kon na def ni Alioune Badara Cissé defoon ñu def commission d'enquête jigéen ña fa jot a dem woo leen police entendre leen. ba ñu identifier ñi nga xam ne ñoo dox diggante bi parce que ñooñu c'est les vrais voyous. ba boole leen avec ces milliardaires là ñuy yàq leen futi leen toroxal leen. parce que gis nañu réew bu mel ni Nigéria. ñoom dégg naa bu bi nga xamante ne benn xale bu jigéen def na témoignage ci réseau social bi di TikTok. di wax ne moom jot na séq ak xaj. waaw boobu mu xam nga la ñoom dégg naa instant bi ni police nigérienne sax ñu ngi koy wër. voilà waaw pour téye ko ngir defaat ay enquête xam réseau bi nu mu demee ak yooyu noonu mooy yoon alors que am na ay sénégalais ñu gis ay influenceurs ñoo xam ne ñuy woowee influenceur fii imam ci dëkk bi di taxaw di ŋàññi ñi nga xam ne ñooy xas nit ñi gis nañ sax ñu taxaw ne non da ngeen a soxor daay leen nit ñi demoo leen Dubaï donc mënoo leen dem moo tax ngeen taxaw da ngeen soxor yow ban message ngay am kooku dañuy ñàkk yërmande parce que les filles là on doit les sauver am na ci ñoo xam ne dañuy dugg dans cette mafia là mënatuñu génn ndax naar yi dañ leen ne soo ma bañalee nangam ma génn vidéo bi ñoom ñoo koy filmer waaye yow nga ne influenceur nga di xas ñiy alerter pour ñu sauver nos sœurs la
yow yaa ngi leen di rendre un mauvais service. Bref, commission d'enquête boobu. C'est une urgence état bi tax d'abord na jël li disponible mu gëstu si. ñun Jamra am na lu ñu yor loo xam ne kenn mënu ko wax ci télé. maa ngi wax fii état bu ñu d'accord ñu ànd ak ñoom collaborer ak ñun ci boobu wàll. il faut démanteler ces réseaux. ñu ngi sànq ay doomu jàmbur. am na ñoo xam ne kenn gisatu leen xamuñu fu ñu ne. alors bu ko defee nag ñu daaneel ni ñuy waxee woon rek. les responsabilités sont partagées. Effectivement. waaye li ci ëpp mbon dugalu leen ci waaye ñàkk xam. kon nii sans limite def vraiment ñu ngi ñaan yeneen station web TV yëpp def ko. parce que nit ñi léegi li ñuy seetaan nouvelle technologie yi moo ëpp la ñuy seetaan télé ya nekk seen salon. Effectivement na ko ñëpp a wasaare. ñu xam danger yi. kon nag premier aspect bi y a un groupe de narcs pervers sexuels. yoo xam ne da ngay ñëw ñu utiliser la ci partouze. ba pare fayeeku les acteurs de cette partouze là. loo xam ne yow xamoo ko ñu def ko sa poche. fekk yow 10 millions yi ñu la jox du dara ci ñoom. génn nañ ci ba am luñ ci teg ci bénéfice. ñaareel ba. am na ñoo xam ne c'est un groupe de féticheurs. yoo xam ne nii ngay utiliser bëy beeg ganaar geeg yooyu jël ndox boo xam ne da nga ko jàpp wala da nga ko sangu jaana ba di ko xol. ngir après buñ ko reyee def ko ay saam saraxe ko sa ayib ànd ak moom. je reprends au mot. sëriñu tariyaax yi nga xam ne du secret kenn parce que ñoom dañuy def vidéo di ko effectivement. alors de la même manière ñoom seen xërëmkat yi am na lu ñuy jëflante avec certains milliardaires. nee la sa affaire dafa bloqué mën naa fexe ba mu débloqué. rax ci dolli say jàngoroog say natt yëpp génn nii ngay jëflanteeg man waaye nit moo war a lekk sa ginnaaw kër. boo lekkee ginnaaw këram du alal rek nga ci am da ngay yóbbaale jàngoro. di nga yóbbaale cat di nga yóbbaale musiba di nga yóbbaale ay rab wala ay jinne lu newoon ci naar bi génn toppala nañ leen yaatal information ñu arrêté musiba bi te ñu sauvé suñu sœurs yi nga xam ne nax nañu leen te ñu ngi ci wàccaay doon bëgg a dem pour ça nag na état bi jël mesure comme li maître Aline Badara Cissé defoon ñu def une enquête pointue ngir démanteler ces réseaux de trafiquants et d'esclavagisme moderne. Encore une fois, Jamra est disposé participer à toute forme d'enquête pour que nous puissions mettre un terme à ce réseau. ci Sénégalais yi di metti nga ni fa duut sa baaraam loolay metti seen xol yi. toog sa ordinateur di tapé di kaj suba ngoon di saaga di xuloo. bépp journaliste bu ñuy fay xaalis pour nga défendre opposition wala nga défendre pouvoir xamal na yow tu es le dernier de la classe. Indignité caractérisée. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alquran yi ngir ragal gouvernement bi